Amis chers téléspectateurs qui nous regardent un peu partout dans le monde, nous vous disons soyez les bienvenus dans votre émission Wergu Yaram. Wergu Yaram présentée par votre frère, votre fils Bodzo, from Sokone du Sénégal, dëkk El Hadji Ahmad Deme borom Diawul Nayreeni, l'éclat de la lune et du soleil. Tarkala machallah noo rek la ñuy def di ziar kilifa diine kilifa aada yu nekk ci réew mi fàttewuñ malade yi nga xamante ne ñoo ngi ci hôpitaux yi di ziar encore ñi nga xam ne caabi féet na leen ginnaaw fàttewuñ aussi ñi nga xamante ne tey suuf féet na leen kaw den di ñaanal yàlla na leen yàlla xare àjjana. mbokk yi tey nag defe naa boo leen ma gisee ak sama tenue bi ak li ma téye tey ngeen war a xam fi ma nekk tey ñoo ngi fi nga xamante ne moo nekk cabinet paramédical Santa Maria de madame Ndiaye Philomène fii ci Yoff ñëw fii pour waxtaanee li nga xamante ne moo di grippe nekk benn feebar boo xamante ne sonal na askan wi feebar boo xamante ne tey képp koo munti woo sax bu leen dama feebar rek grippe ngay njëkk a xalaat mu nekk li nga xamante ne tey ba tax na suñ émission ñu ñëw fii pour waxtaanee li nga xamante ne moo di grippe ànd see ki nga xamante ne moo di madame Ndiaye Philomène duñ def lu dul présenter leen ko bàyyi leen mu nuyu askan wi madame Ndiaye ñu ngi lay déglu. maa ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci cabinet paramédical Santa Maria di leen gërëm di nuyu waa dëkk bi di nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan ak fu waay nekk rek te di ñu déglu maa ngi koy nuyu ci turam ak santam di leen sant jërë ngeen jëf. Madame Ndiaye, aujourd'hui nous voulons parler de la grippe te grippe bu ñu ko waxee tey nekk na une épidémie bi nga xam ne c'est très contagieuse et qui débute brusquement et se manifeste chez les humains de façon très variée. Madame Ndiaye loolu moo waral suñu tànk tey pour ñu ñëw waxtaane li nga xam ne grippe Madame Ndiaye tey boo ñu doon yokk di ñuy xelal lan nga ñu doon wax ci feebar bi nga xamante ne moom mooy grippe. Merci maa ngi lay gërëm ci question bi ci laaj bi grippe di benn feebar boo xam ne day dal nit ñi comme ni mu day dal aussi mala yi di feebar boo xam ne ci fan yi ci temps yi ci weer yi daal laa mën a wax dund nañ ci dund bu kii lu jafe lu metti ndaxte dafa nekk période boo xam ne si lay gën a bari daal li ko dalee mois de août fin juillet août ba septembre ba octobre ba novembre bi ñu nekk nii sax grippe dafay lëmbale nekk lu metti ci nit ñi. ba tax na ñun ñoo ko déggandoo askan wi madame Ndiaye nee na grippe nekk na feebar boo xamante ne dafa lëmbe askan wi feebar boo xamante ne day metti ci nit ñi tax na li nga xamante ne tey lépp lu ñu xamatoon ci grippe moo tax tey ñu ñëw fii seet ci madame Ndiaye fi nga xamante ne moo di cabinet paramédical Santa Maria loolu nag tey bu ñëwee fii dafa mel ni grippe. am na ay problème yoo xamante ne mu ngi koy jural doomu aadama mu ngi koy jural askan wi tey am na ñoo xamante ne xamuñ la mooy joxe grippe tey am na ñoo xamante ne xamuñ conséquences yi nga xamante ne boo ko amee grippe lan la mën a def ci doomu aadama ba tax na encore une fois tey ñu ñëw seet si madame Ndiaye ki nga xamante ne xam-xamam màcc na trop si wàllu médecine comment dire médecine moderne moo taxoon tey ñu doon def ñëw fii si madame Ndiaye pour waxtaan li nga xamante ne moo di grippe madame Ndiaye dañuy continuer tuuti rek xuus si waxtaan wi madame Ndiaye tey bu ñu la doon laajte quels sont les moyens de transmission yi nga xamante ne tey grippe moom lañ koy amee quoi bu aussi loolu lañ bëggoon a xam madame Ndiaye. waaw merci grippe moom feebar la boo xam ne dañuy naan c'est une maladie virale. donc benn virus moo koy joxe du loo xam ne comme maanaam yoo moo lay màtt walla leneen mais dafay doomu jàngoro bi dafa nekk ci ngelaw li daal ci air bi bu dalee nit ki. mu commencé yëg ci yaramam coono mettitu bopp ni ñu koy waxeeti yaram bu tàng yaram wuy mettitu bopp bu tar coono bu mag daal di feebar boo xam ne itam nit ñi dañu koy wàllante bu duggee ci kër rek dafay bëgg a wàll ñëpp parce que contact bi nekk ci diggante nit ñi moom mooy indi nit ki di wàll moromam feebar boo xam ne nag ci temps yi ci fin hivernage bi ci booru fin hivernage bi ci lay gën a bari donc structures yi dañuy fees del ak ñu feebar ñu am grippe ba nga xam ne dañuy nekk sax ci coono bu rëy ndax du ñu am sax benn noppalukaay ndax maladie kii structures yi dañuy fees ak feebar te feebar bi li ci ëpp yëpp day nekk grippe bi moo ciy ëpp day xaw a nuroog sibiru mais am nañu lu ñu wuute
am nañu lu ñu wóotal moo tax nit ki bu ñëwee di dispensaire wala mu ñëw hôpital wala yooyu di jàmbat lu mel ni méttitu bopp lu mel ni yaram bu tàng yaram buy metti bopp buy metti soj saqat dinañu gëstu itamit ba xam ndax grippe bi la wala sibiru bi la parce que léeg-léeg itam ñaari yëpp dinañu ànd léeg-léeg donc am na test sibiru moo am ci structure yi dinañu defal nit ki ci test ba xam ndax sibiru bi la wala leneen la mais ci temps yi moom grippe bi moo ëpp grippe bi moo gën a fës moo gën a sonal nit ñi population bi daal askan bi mais maman sànq ci biir wax ne nga ne que ni grippe bi moyen de contamination bi parfois day nekk virus bi day nekk dans l'air waaw kon donc est-ce que parfois du nécessité tamit ñuy takk masque pour bañ a attraper grippe bi waaw loolu itamit am na importance takk masque bu aussi day xam nga masque moom day protéger parce que nit ki buy saqat wala muy tiseeli ci lay la plupart du temps ci lay génnee donc doomu jàngoro bi donc su la fekkee nga protéger wu donc yàlla mun na def nga bañ a jàpp daal feebar bi donc masque bi am na ci importance donc maman aussi pour résumer mun nañu wax que ne tamit grippe tey cause yu koy joxe mun na bokk tamit ci fatiguement waaw coono bu rëy yaram bu sonnee trop xam nga yaram bu sonne day am faiblesse maanaam day manqué kattan te manqué kattan boobu day yombal doomu jàngoro bi dugg ci biir yaramu nit ki ba indil ko ay coono donc coono moom bari na ci li koy joxe daal. maman bu ñu seetee tamit parce que souvent dañuy wax que grippe ak lii nu mu tudd. sibiru bi. ñoom ñaar dañoo xaw a nduroo ay manifestations ay signes lu est-ce que tey boo leen bëggoon différencier ñoom ñaar mën nga ñu wax tey nit ko am ki grippe noo ko mën a xamee ak nit koo xamante ne dafa am fièvre bi ñoom ñaar nag nga leen mën a différencier. waaw loolu yomb na parce que wax naa la sànq dañuy am ay test am na ay test yu nekk ci fi ñuy ci fajukaay yi bérébu fajukaay yi mooy test sibiru TDR moom la ñuy jël defal ko nit ki seet ba xam ndax sibiru bi la walla leneen la donc am na résultat boo xam ne boo ko amee rek si ngay xam ne lii sibiru la donc boo amulee résultat boobu te nit kaa ngi yaramam baa ngi tàng mu ngi soj mu ngi saqat bopp baa ngi metti yaram waa ngi metti foofu da nga koy da ngay considérer que ne moom grippe la am. mais maman ba tax na tey am na ñu bëri ñoo xamante ne dañuy am grippe wala ñuy yëg signes yoo xamante ne ni sànq cité nga ko. ñu toog kër ga. te bu ñu doon laajtee comment jugez-vous les malades qui restent à la maison et de vivre avec le virus jusqu'à atteindre un état de risque assez grave parce que gis nañ ñi nga xamante ne tey souvent dañuy ñëw fii toog ba nga xamante ne tey virus bi sonal na leen grippe bi sonal na leen ba bu ñu fiy ñëw. amaana ci yeneen situation la ñu ñëwee yoo xamante ne yow sa boobu dañuy di yërëm wala nga foone sa lii sa nekkatul grippe kese lan ngay wax malade yooyu nga xamante ne tey ñoo ngi. waaw parce que ñoom si seen bopp sax ñooy njëkkanee lii kay du grippe kese dégg nga nde xam nga feebar bu la dalee daf lay yoot dugg la dans un premier temps nga commencé di sentir ay signes commencé sentir li si nekk yëpp daal métti bopp bi yëpp yaram bu tàng bi yeeg yaram yu métti bi yeeg yooyu soj bi yeeg yooyu. donc boo toogee itamit te demuloo seeti sa bopp am na ñoo xam ne feebar daf leen di gaaw a sonnal am na organisme yoo xam ne dañu am défense dañuy gaaw a feebar du leen gaaw a kii daal sonnal mais am na ñoo xam ne bu ñu feebaree 2 jours 3 jours ñu commencé di sonn ba tax na boo yëgee yooyu dangaa war a dal di dem consulter ji dal di dem seeti sa yaram et puis ça loolu moo normal nit ki boo yëgee loo xam ne bokkul ci sa yaram da nga war a dem hôpital wala nga dem fi nga xam ne foofu la ñuy faje ñu seetal la sa yaram mais léeg-léeg da ngay gis la plupart sax da ngay gis nit ñi balaa ñoo ñëw fii am na ñoo xam ne sax dañ leen di indi parce que dañuy nekk ci coono bu rëy dañuy sonn ba nga xam ne duñu mun a indi seen bopp donc te grippe moom bu la jàppee sa yaram yëpp da ngay mel ni koo xam ne dañ la doon dóor ay yat da ngay manqué kantan da ngay mettitu bopp bi yaram bu tàng bu ëpp bi même bu dee ci xale yi am na ñoo xam ne dañuy dem ba def ay crise dañuy dem ba def convulsion ndax yaram bu tàng bu ëpp bi donc ce qui fait que ne nit ki boo yëgee yooyu rek da nga war a dem seeti sa yaram ñu faj la faj bu teel parce que am na faj bu teel ak faj boo xam ne itamit bu teelule itamit day gën a indi ay jafe-jafe mooy yow mi feebar
boo waroon a dépenser fukki dërëm di nga yegg ci téeméer ki lay faji tamit bu la waroon a fajee luy gën a yomb ci garab yi dina obligé wuti lu gën a rëy donc ci deux côtés yi yëpp daal jafe-jafe bi dafay am parce que itamit léeg-léeg itamit ñu indi malade boo xam ne dafa sonn fekk yaa ngi doon seet keneen nga ñu woo la nga dal di daw dem seeti kooku wàcce fi kii donc loolu yëpp ay coono la daal nga xam ne nit ki daal li gën daal boo yégee yaa ngi dégg ne grippe dafa am ci dëkk bi yéeg nga dara sa yaram dangay naan man xaaral ma dem seeti sama yaram bi xam ndax du grippe bi ñuy wax ci dëkk bi moo ma jàpp wala déet donc pour yombalal sa bopp et puis yombalal ñi nga xam ne itamit ñoo nekk ci man tamit parfois je me pose la question à savoir est-ce que tamit yéen ñi nga xamante ne nii yéen ay personnel de santé bi yéen ay faj malade yu ñëw yi parfois tamit ñoom lu ñu toog lu yaa kër ga du dem yéen ba andi leen problème ci wàllu ni ngeen di fajee parce que tey ku waroon na ñëw tey nga faj ko léegi nii mu dellu këram ak moyens yoo xamante ne sax waxuñ sax ci côté xaalis bi mais ci côté garab bi parce que fajin boobu moo doon gën a yomb koo xamante ne toogul tey ba feebaru sonal ko est-ce que ñooñu tamit tey jotul ñoom ñuy teel a ñëw ba ngeen faj parce que sànq ci ay biir wax yaa ngi koy wax mais man dama jàpp ne ci côté faj mi foofu mooy war a gën a métti ni ci côté xaalis bi tamit waaw mun na nekk ci côté xaalis bi mun na nekk ci côté faj bi ci côté faj bi daal moom de toutes les façons ñun dañuy am garab yi nga xam ne le nécessaire daal dañ koy am su fekkee ne amul ci structure bi itamit dañ la koy bindal donc nga dem jëndi ko xëy na day gën a yomb bu dee dafa nekk ci garab bi dafa nekk sur place xam nga malade bu sonn laajul nit ki di daw di dem ba pharmacie Maam Ndiare wala pharmacie xaw ma lan di wëri garab foofu pour ñu defal ko ki nga xam ne dafa sonn donc bu fekkoon ne fii garab bi fii la am xam nga daf koy gën a yombal mais day am foo xam ne nit ki bu yéegee foofu aussi da ngay obligé am na leneen loo xam ne il faut nga bindal ko mu dem wëri ji ko donc loolu moo war a tax nit ki bu feebaree rek dafa war a teel a dem faju ji pour gën a yombal yooyu yëpp du noonu. yaay booy dégg nañ ko ñun ñëpp waxoon nañ leen sànq madame Ndiaye Philomène nekk nga xamante ne yàlla may na ko xam-xam loolu te xam-xamam màcc na ci li nga xamante ne moo di médecine moderne loolu moo taxoon tey ñu ñëwoon fii di waxtaan ak moom si li nga xamante ne moo di grippe duñ yem foofu dañuy gën a xuus si waxtaan bi jàll ci li nga xamante ne tey moo nekk durée traitement grippe bi parce que parfois man je me demande la question à savoir est-ce que durée traitement bi dafa am durée maximale wala dafa am durée minimum pour ngeen mën ko traiter. non loolu yëpp nekku si l'essentiel daal bu nit ki bu ñëwee rek ñun dinañ ko defal le nécessaire. de toutes les façons buñ la bindalee garab dañ lay jox rendez-vous dañ lay naan fekk 48 heures wala fekk 72 heures ci état nit ki rek la ñuy xool. ci état nit ki la ñuy xool pour jox ko rendez-vous su fekkee ne dafa sonnoon lool suñ ko defalee li ñu koy defal ba pare mën nañ ko jox rendez-vous le lendemain pour mu ñëw ñu seet ba xam ndax tane na wala tanewul wala ñu jox ko rendez-vous dans 2 jours wala 3 jours ñu seet sinon am na ñoo xam ne sax dañ lay wax demal ba dans une semaine nga ñëwaat ça dépend wala boo yégee dara loo xam ne daf la gën a sonal nga dellu si waat waaw parce que loolu moo normal buñ la bindalee garab nga dem jël ko nga dem ba xam ne daal xëy na tane boobu da ngay delluwaat fañ la ko bindalee woon nga dem ñu seetaat la ba xam daal ndax amul leneen lu ci rax wala yooyu. kon donc daal bu ñu comprendre bu baax feer bi dafa nekk loo xamante ne tey mënuñ la wax que ni combien de jours laay am pour mu mun a wér effectivement wala aussi dafa dépendre ci organisme ni parce que souvent dañuy dégg ñu ne organisme doomu aadama man bi ma yor ak kii bu mu yor bokkul. ba tax aussi boo indi faj tamit ça dépend seen organisme. waaw parce que grippe mun nañu ne rek. mun na doon loo xam ne nit ki mun na jàpp nit ki mais sans traitement mu nit ki wër loolu am na waaw sans traitement parce que dañu ne grippe moom le premier traitement mooy le repos donc nit ki noppalu lekk bu baax noppalu waaw mais aussi bu fekkee ne itamit grippe bi jàpp na nit ki trop dafa laaj temps de traitement bi ak temps de convalescence. temps de convalescence bi mooy nit ki bu fajoo ba pare yaramam laaj na itamit mu toog reposer noppalu waaw pour mun a jàppaat forme daal. waaw mais quant à nga wax di 3 jours 4 jours 5 jours xëy na
de 3 jours ba une semaine daal normalement war na mun a kii. nit ki war na mun a am tan daal dans les normes waaw. kon donc ci biir repos bi ak tamit lekk bi nga war na ko lekk bu baax voilà. kon donc am na lekk boo xam ne taamu nañ ko ci pour mu koy lekk boo xamante ne souvent c'est riche en fer wala souvent c'est riche en vitamine C. en vitamine C. waaw parce que aussi nit ki bu feebaree rek. dafa war a gën a lekk te gën a lekk loo xam ne dafa am vitamine daal. waaw loolu day yombal wér gi. day tax nit ki gën a gaaw wér mais soo feebaree te lekkoo bu baax itamit. du yombal trop wér bi daal. waaw donc lu am ay vitamine C surtout. lu am vitamine C daal baax na ci kii bi. moo tax ni ñeneen ñi dañuy defar ay lingom ay lem donc tradition bi daal xam nga rek. am na ñoo xam ne loolu la ñuy def mélange boobu. et parfois ça réussit. souvent aussi da ngay dégg ñoo xamante ne dañu naan na nga def mélange limon nga boole ko café nga boole ko yeneen yoo xamante man damay dem ba sama bopp man damay tiit parce que dama naa yenn mélange est-ce que bu yàggee du nekk loo xamante ne dina jural doomu aadama ay tolof ci wér gu yaram. en tout cas yooyu daal ñun duñ ko conseillé. waaw parce que en tant que dangaa nekk hôpital di faj daal. defe naa ni malade bu ñëwee daal doo fi nekk dinaan ko defaral ay café yeeg ay nangam yooyu daal yow daal dañ koy bindal li nga xam ne moom moo koy faj médicalement loolu nga koy bindal conseiller ko conseil pour affaire lekk daal nga conseiller ko ci jeex na waaw. mais tamit est-ce que le traitement peut se faire uniquement en médecine moderne ou bien aussi en médecine traditionnelle. traitement grippe bi. dañ koy mën a def ci médecine moderne kese wala ci médecine traditionnelle aussi ou bien on peut allier les deux à la fois. man daal Philomène. man daal médecine moderne daal moom ma gënal. waaw traditionnel moom. kiiwuma ci torop daal. kiiwuma ay reen fii yeeg ay xob fii yeeg ay yooyu. non ça c'est pas mon kii daal. pas mon fort non. donc ban conseil ngay jox ñi nga xamante ne. nit ñi daal ku feebar daal aux médicaments traditionnels. xam nga médicament traditionnel itam man vraiment naan ay reen fii yeeg ay xob fii daal. dafa bari ay problème parce que tout le temps da ngay gis nit ko xam ne day ñëw fii lii laa jël mu indi ma lii donc te fekk traditionnel ba daal je pense que ne man daal pour man daal gënaluma daal gënaluma pour yow gënaluma su fekkee ne da ngay defar lingom jus de citron naan foofu daal amul benn problème mais quant à ay reen ak ay nu ñu koy waxee ay xob yooyu daal di baxal di naan daal kiiwuma si daal. mais suñ xuusee tuuti si waxtaan bi. tey fajum cosaan. nekk na li nga xamante ne tey nit ñu bëri ba léegi bàyyeeguñ ko. bàyyiwuñ ko moom. te mun nañu wax ne tamit. am na ñoo xamante ne tey boo leen ne la moo tax bàyyiwu leen ko dañu naan médecins yi nga xamante ñoo ngi leen di faj sax. ñoom seen bopp si fajum cosaan foofu lañ njëkkee ba mun a yegg si tey fii ñu yegg si. lan ngay wax si loolu. fajum cosaan la ñu jëkkee mais même bu dee dañu utiliser kii reen yi yeeg yu ma xam ne mais dafa am nuñ koy defaree dafa am nuñ koy transformer dafa am dose dafa am yooyu yëpp te loolu daf ci am importance donc c'est pas la même chose. kon donc mun nañ ne ñi nga xamante ne ñoo ngi accro trop ci fajum cosaan bi. nekk na li nga xamante ne duñ ne c'est négatif mais war nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax. waaw dama nañ ci bàyyiwaat xel bu baax daal de toute façon daal loolu. am na ñoo xam ne ñi ma gën a màcc si yooyu daal moom. ñoo ma si gën a mën a tontu daal. dëgg la kay ba tax na ñun ñoo ko déggandoo rëccuñ dara lu tax tey ñu ñëwoon fii seet si suñ maman madame Ndiaye Philomène autant pour moi ñëwoon fii seet si ko pour mu waxtaan ñu si li nga xam ne moo di grippe feebar bi nga xam ne sonal leen nit ñi defe naa de booba léegi li ñu si jot a dégloogum nekk na li nga xamante ne tey sedd na xol te tamit nekk na li nga xamante ne tey dal na xel mais yaay booy ba léegi dañuy xuus si biir waxtaan parce que tey bu ñu waxee si grippe rek ñëw fii si hôpital bi aussi waxtaanee wuñ li nga xamante ne moo di sa cabinet bi fàtte wuñ ko ne cabinet privé la tey it yor li nga xam ne cabinet privé nekk na loo xamante ne neex na neexul métti na aussi parce que souvent subvention état du jógee si seen loxo ñëw si yow yow yaay dem ak say propres moyens maman ndax ngay dundee loolu en tant que jigéen tey bu ñu fi ñëwee aussi ba léegi sa personnel bi dafa mel ni ay jigéen kese ngay liggéeyal loolu noo koy dundee waaw man fii ay jigéen kese laay liggéeyal ndax man jigéen laa sage-femme bi ak ñi may jàppale ñoom ñëpp ay jigéen lañu fii cabinet paramédical privé mais mun naa ne du privé sax parce que képp ku dem privé xam nga privé lan lay signifier te ku dem privé xam nga ñaata ngay fay ci ticket consultation ñun ticket consultation 1000 francs lañ ko def fii pour adulte ticket enfant 500 francs. 1000 francs kese rek.
moom lañ ko def. parce que xëj na li tax ma def ko dama liggéey si village bi. ay at depuis 1992 maa ngi Yoff. depuis 1992 92. est-ce que maa ngi Yoff du noonu. donc ma xam population bi. xëj na xam seen i jafe-jafe. dund ko aussi fii ak ñoom. donc bi ma demee retraite sama médecin chef conseiller ma pour ma ubbi fi benn cabinet. kiiwu ma ko woon sax cabinet bi sax man kii yiteewu ma ko woon. mais waaw mais ko moom def nekkoon na bëgg-bëggam daal. man itamit ma ànd si ak moom. donc ñëw fi ubbi ko. seet itamit selon moyen wu kii bi population bi. moo tax ma defee ko noonu. mais ñëpp xam nañu ne cabinet du fay 1000 francs. te pourtant ñoom bu ñu ñëwee fii sax dañu ñaan 1000 francs yi dafa cher. te cabinet du loo xam ne nguur gi daf lay jàppale. wala keneen di la jàppale. déedéet parce que nit ñi ñu ngi xool ne xëy na yow. yaa ngi fii am dara. donc nguur gi jàppalewu la kenn jàppalewu la. te fekk yow yaa ngi fay location. yaa ngi fay ndox. yaa ngi fay courant. yaa ngi personnel bi la jàppale aussi il faut nga jox leen il faut nga fay leen il faut nga jox leen dara. parce que itamit nit ki lu la kii nga bàyyi ko noonu. mais ñeneen ñi bu ñëwee dañ lay naan ticket bi dafa cher nangam xam nga. mais yàlla xam na ne ticket bi cherul. de 1000 francs ci cabinet cherul ñoom dinañu dem léeg-léeg dinañu dem ci ñeneen. 1000 francs pour adulte. pour adulte. ñoom dinañu dem ci ñeneen te xam nañu ne loolu cherul mais man maa xool rek situation. xëy na dëkk bi nekk naa fii ay at. xam naa leen ñoom kii nañ ma adopté nañ ma. adopté nañ ma donc ma ñëw def ko noonu mais bu doon ne question pour nga am alal rek pour nga am xaalis rek kon xëy na dañ koy def comme ñeneen yi rek comme ñeneen yi dañ koy def parce que ñeneen a ngi fi. te ñoom li ñuy fayeeku ñoom lu raw loolu la ñuy fayeeku. te fii mun naa ne cabinet bi kii la y a le social aussi. y a le social parce que nit day ñëw fii ne la awma lii. te yow doo ko mën a bàyyi noonu mu dem. nga lebal ko. waaw te doo ko mën a bàyyi mu dem. donc mais ñoom itamit dañuy xool ne ñun itamit dañuy sonn pour ñoom donc il faut daal ñu dawal compréhension tuuti daal. faut ñu dawal compréhension tuuti loolu dafa am importance. mbokk yi ñun ñoo ko déggandoo dégg ngeen lu suñu yaay wax nee na cabinet bi souvent sax dañ si def social te man foogoon na social sax feneen la xeej fu dul fi nga xamante ne moo di cabinet privé yi te tamit teg si moom mu nekk jigéen di demal boppam yaakaarut si kenn du état du gouvernement du kenn ko mu ngi koy jàppale ay propre moyen moom la téye cabinet ba tey képp koo xamante ne tey nekk nga malade Yoff rek wala nga feebar directement fi ngay daw ci moom la preuve en est que la fois passée man ñëwoon naa fi keneen ak keneen ñëw na fi ba ñoo ñëpp def nañ ay témoignages yi nga xamante ne rafet na trop ci moom te jékki-jékki rek ñëw fi parce que tamit nit ñi ñooñu xelal nañu ñëw leen fii kii mérité na tey mbokk yi déglu ko mérité na tey nit ñi delloo ko njukkal mérité na tey population Yoff delloo ko njukkal ndax lan sànq social bi muy wax nii rek da ci mujj ñëpp rafetlu nañ li mu wax ñëpp tamit seede nañ li nga xamante ne tey wax na ko kon donc en tant que jigéen mu téye cabinet bi depuis 1992 ba léegi kii tey war nañ ko gën a jàppale war nañ ko gën a yëkkati tey jox ko gëddam fii si biir Yoff ba tax na maman dañuy jàll suñ beneen question bi rek bëggoon nañ xam sa personnel bi ñaata malade la ñu recevoir par jour ñaata malade yoo xamante ne tey dañuy souffrir ci grippe ak puisque grippe bi moom moo nekk li nga xamante ne moom moo sonal askan fu mu toll nii. waaw mais am na lu ma bëggoon a wax sànq avant question bi nga baal ma. am benn problème. ay delloo ay njukkal nga wax wala xaw ma na. waaw war nañu delloo ñu ko parce que kuy def social ku war nañ ko delloo njukkal yaay booy. mais xam nga man vraiment. ñun ñëwuñu fi sax pour nit ñi. nekk du ñu gërëm wala di ñu delloo daal jëf daal. c'est pas pour ça. mais yaay booy yàlla moo njëkk a wax nit ki bu la defalee lu baax rek sante ko kon donc dañu la koy sante. waaw loolu moom kenn du ko bañ. loolu rek mais nag c'est pas pour nit ñi di la xaw ma daal nu ñu koy waxee. dëgg la waaw en guise de remerciement wala en guise de di affaire fay bor wala yooyu de noonu c'est pas ça. dëgg la kay. c'est pas ça. léegi bu ñu dellu see suñu question. waaw léegi c'était juste une parenthèse pour gën a xam aussi situation hôpital bi situation lii bi kon cabinet bi. pour ñu xamal ko askan wi ñu seetaan. mais bu ñu dellu si waatee suñu biir waxtaan li nga xam moo di grippe bi lan nga ñu ci doon wax si loolu noonu. nombre de cas yi.
li ñuy recevoir ci ay malades. waaw li ñuy recevoir ci malades ñoo xamante ne par jour grippe la ñuy am. waaw mun nañu am de 30 consultation bi nii laa wax de sama bos bi. mun na dem ba 40 malades. par jour. bokkul ak sage-femme bi ak soins yi fale. te dañuy def hospitalisation parce que hospitalisation il faut nit ki yëndu fi fanaan fi. loolu mooy hospitalisation. mais au moins nit ki bu ñëwee nekk dans un état boo xam ne dafa laaj. ñu defal ko dara. ay perfusion ak yooyu. donc am na benn salle boo xam ne foofu lañ leen di tëral. jël leen fi en charge jusqu'au soir. après ngoon gi parce que fii ku fi defaguñu daal affaire garde fii. waaw defaguñ fi affaire garde mais de toutes les façons ki fi ñëw dinañ la jël en charge ba le nécessaire su fekkee ne da ngaa war a dellu si suba itamit nga dellu si waat le lendemain ñu eggali la li ñu la war a defal. donc mais le nombre de malades mun na dem 30 ba 40 malades par jour. à part la sage-femme à part les soins. 30 ba 40 malades de par jour. voilà est-ce que am ngeen nombre de lits yoo xamante ne tey par exemple boo leen amoon ay nu mu tudd ay cas d'urgence yoo xam ne tey dañu leen war a defal perfusion. est-ce que tamit tey am ngeen nombre de lits boo xamante ne par exemple ci journée bi tey. boo leen amoon 15 malades wala 20 malades yoo xamante ne dañu leen war a hospitaliser ñoo xamante ne tey grippe lañu am est-ce que yéen seen personnel antan na loolu. non duñ ko mën parce que ñaata lal lañu am 5. Oulé 5 lits. defe naa 5 moo fi nekk. période grippe. dinañu tëral malade ci kii bi salle bi ba mu fees. ba dañuy obligé def fii sama bureau fii comme si kii bi table bi. yóbbu fale si kii wu sage-femme bi. donc comme perfusion bi laajul lu yàgg. dañuy kii bu ñu defalee kii ba pare. mu mun a jóg. ñu jël keneen tëral foofu ainsi de suite. noonu lañ koy doxalee daal parce que y a pas assez de lits pour ñëpp ku nekk mun a jël kii c'est pas un hôpital daal c'est pas un hôpital donc c'est tout juste pour mun a jël en charge rek le peu de malades yi nga xam ne dañu soxla ñu defal leen ay bouteilles. waaw mais y a pas de lit pour kii. mais yaay booy ci lii bi ci wàllum koppar bi pour li nga xamante ne tey malade bi dina ko fay. ci grippe bi. est-ce que nekk na li nga xamante ne tey dina cher pour mu am traitement normal parce que parfois dañuy for ci weewu nag ñu ne traitement bi dafay xaw a cher trop ci côté googu par rapport ak yeneen district sanitaire wala par rapport ak public bi ñi nga xamante ne nekkuñ privé lan nga ñuy wax ci loolu. mais fii c'est le privé. xëy na mun na sax bu doon beneen privé sax muy gën a cher. c'est que itamit affaire cherté boobu du affaire cher. parce que yow li ñu lay defal si kii bi si traitement bi. loolu moo laaj loolu. xëy na bu dee beneen structure ak ñun li ñuy def. mélange bi ñuy def ak ñeneen li ñuy def ça fait deux. waaw ça dépend rek si garab yi nga xam ne moom lañ lay defal moom lañ lay defal si traitement bi. waaw. ba tax ci na loolu la dépendre. ba tax na mbokk yi ñu doon seetaan ñun ñoo ko déggandoo. madame Ndiaye Philomène nee na affaire bi nekkul ci prix mais ça dépend ci li nga xamante ne mélange bu ñu def pour malade bi si boppam mun a am wér-gu-yaram mais aussi dañ naan tey santé amul prix la santé n'a pas de prix tey da ngay gis quel que soit votre statut social ak foo munti bokk ak loo munti am nga nekk bourgeois nga nekk prolétaire ak classe sociale boo munti nekk te amoo wér-gu-yaram defe naa amoo dara que vous ayez des belles voitures des belles femmes nga am richesse bi nga xamante ne du jeex te amoo wér-gu-yaram rek defe naa tey ñàkk nga lépp. ba tax na kon wér-gu-yaram lépp lu ko waaye mënut a jëndee rek jaar na ko la santé n'a pas de prix moo taxoon defe naa suñu yaay booy doon waxee ci côté googu en moment. waaw la santé n'a pas de prix. parce que nit ki bu wérulee du mun a wuti pour am. soo waree liggéeyi doo mun a jóg dem liggéeyi. donc il faut nit ki am wér pour mun a dem wuti. wér daal dara dàq ko si àdduna. wér moo jiitu si lépp nit ki day tëdd si lalam. feebar bëgg a jóg du mun a jóg am na xaalis bu bëri. mais day naan man su ma amoon sama wér rek xaalis bi sama yoon nekku ci naa am sama wér rek parce que wér moom moo gën a am importance ci lépp lu nit ki di dund rek nit ki bu amulee wér rek amul dara donc su fekkee ne dangay jaay sa or wala nga jaay sa kër wala nga jaay rien que pour nga am wér jar na ko jar na ko donc xëy na c'est une partie mooy naan dafa cher mais am na ñoo xam ne je t'assure du ñu mës a ŋaang loolu. est-ce que. waaw voilà. waaw ba tax na mbokk yi ñun ñoo ko déggandoo suñu yaay lu mu wax am na solo trop
encore une fois den di fàttali ñoo ngi fi nga xamante ne moo di cabinet paramédical bi nga xamante ne tey suñu yaay madame Philomène moom moo fi nekk madame Ndiaye Philomène tax na mbokk yi li taxoon tey ñu ñëw fi rëccu wuñ ko dara tey li nga xamante ne tey jëlee nañ ko fi si xam-xam defe naa képp ki nga xamante ne tey mu ngi doon seetaan à travers vos télévisions Yoff TV jëlee nga ci xam-xam boo xamante ne amaana sax boo xamutoon ni ngay def ba moytu feebar bi di nga ko gën a moytu depuis ni ki tey duñ yem foofu yaay booy dañuy gën a continuer waat xam naa suñu dernière partie si émission bi mooy message boo xamante ne tey di nga ko doon lancé à l'égard bon je peux dire que à l'égard des Sénégalais wala à l'égard des Yoffois yi nga xamante ne tey ñu ngi lay seetaan ñoo xamante ne tey bëggoon nañ trop xam seen wér-gu-yaram nu muy demee ba tax tey ñun ñu jiitaloon ñu ñëw fii defe naa tey lu taxoon ñu andi ñu fii ñu rëccuñ ko encore une fois tey lan ngay wax sa malade yi nga xamante ne ñoo ngi fiy ñëw ak ñi nga xamante ne waa Yoff ñi nga xam ne am nañ kóolute di ñëw fii di fi fajoo à chaque fois ak ñi nga xamante ne fajoon nga leen ci grippe bañ tane dellu seen kër yi. conseil bi daal mooy rek nit ki daal li bokkul ci yow te xam nga ne li bokkul ci man da ngay dem seeti ba xam lan la faju dafa bokk ci jaamu yàlla dafa bokk ci lépp li nit ki di dund mais xam nga léeg-léeg nit ki day feebar walla mu am ku feebar koo xam ne daf ko war a jël en charge yow yaa ngi naan dama bëgg a dem marché walla dama bëgg a dem dama am yiite daal nga bëgg a jiital soxla boobu te alors que nit ki feebar moom moo jiit ci lépp lu ñu war a lijjanti rek ki feebar ki fanaane feebar ba bër set defe naa ne balaa ngaa lijjanti dara kooku nga war a njëkk a lijjanti yóbbu ko ñu faj ko mais waroo jiital leneen loo xam ne ki nga bàyyi ci kër gi dem lijjanti sa soxla bale balaa ngaa ñëw nga fekk ko ci beneen état te kon day gën a indi coono dañu ne xam nga feebar dafa nekk premier stade deuxième stade troisième stade xam nga loolu dafa am ci feebar premier stade boo demee mais faj bu yomb lañ lay faj donc loolu mooy ki nga xam ne dafa teel a jóg n'est-ce pas donc nit ñi nañuy teel a jóg pour dem faju ji loolu dafa am importance parce que boo demee ba mu egg stade 2 itamit da nga waroon a dépenser dërëm bi nga waroon a dépenser di nga dépenser junni loolu mooy indi xëj na ñoom ñuy plaigner wu sax fii parce que da ngay ki ñëw ñu bindal ko ordonnance rek mu dem bokkul ak ki nga xam ne dafa ñëw ñu defal ko perfusion bokkul ak ki nga xam ne dafa ñëw ñu bindal ko këyit pour ne mu dem plus kii fu gën a kawe n'est-ce pas donc kii ñëw ñu bindal ko ordonnance kooku xam nga moom moo gën a yombale kii ñëw pour ñu defal ko perfusion moo gën a yombale ka nga xam ne day dem hôpital parce que foofu y aura les analyses les radios et tout ça n'est-ce pas donc man li ma leen di conseiller mooy nit ki bu feebaree rek demal faju ji et puis surtout maman yi xale yi temps grippe xale yi ñoo ciy gën a sonn parce que xale amul kantan bi mag am xale amu ko xale bu amee fièvre yenn fièvre day mun na convulser mun na piquer crise maanaam mun na piquer crise te crise boobu mun na indi ay jafe-jafe si dundam dañu naan nit ki bu crisé dafa am lu muy wàññi ci cerveau bu waroon a am xam-xam sax xam-xam bi dina wàññeeku comprendre nga nde crise boobu crise boo xamante ne convulsion grippe bi moo koy def waaw fièvre bi xam nga grippe bi aussi yaram yi day tàng ba parce que ñun dañuy jël température yi fii am na ñoo xam ne dañu dem ay 40 degrés tu vois te 40 degrés xale mënu ko antan même mag sa antan nu ko waxatuma la xale donc bu eggee foofu xale bi day bëgg a piquer crise te crise boobu franchement ñiy faj bëgguñu xale egg foofu. loolu ban problème la leen di àndal seen wàllum faj. ñun suñu wàllum faj parce que bu ñëwee fii da ngay lépp loo doon def da nga koy bàyyi pour dem toppatoo ko. defal ko li nga ko war a defal. bu fekkee ne dafa piquer crise. parce que loolu ñun dund nañ ko fii. tu comprends. donc surtout maman yi daal ñoom la mun a gën a conseiller. que xale moom du mag. que xale bu feebaree ak lépp lu ko munti dal. su fekkee ne yaramam dafa tàng. su fekkee ne dafa wóccu su fekkee ne biiram dafa daw. su fekkee ne dafa am lu ko gaañ.
su fekkee ne dafa am lu mu won na wala lu mu kii jëlal nga yóbbu ko hôpital waroo ko bàyyi foofu muy yàgg déedéet loolu kiiwul loolu gënul te parfois tamit organisme xale ak organisme mag tamit du benn waaw mag ak xale duñu benn li mag mën a supporter xale mënu kaa supporter waaw même boo néewee yaram bi sedd na sax mais yóbbul rek parce que yaram bi mën na jékki-jékki waat encore indiwaat beneen fièvre bu gën a fort boobu après problème yi am te xam nga nit ki day crise fii ñu ne nangam lii la lale la te fekk température bi yaram bu tàng bi moom moo indi problème boobu mais boo ko indee hôpital ñu kii ko ñu defal ko li nga xam ne moo koy faj maman yi surtout daal laay gën a ñaax daal si loolu daal pour xale yi daal parce que il faut vraiment ñuy toppatoo xale yi bu baax ku feebar rek xale bu feebar rek nañ ko yóbbu dispensaire mu dem faju ji waaw yaay booy puisque xel day fatu dafa amoon sama benn question moom dama la ko fàtte woon laay xel mooy fatu parce que nit moo matul bëggoon naa xam est-ce que souvent du leen di arrivé ngeen am ay cas yoo xamante ne dañuy dem ba grave ba yéen doole leen ko mën a maîtriser da ngeen di obligé ngeen yóbbu leen feneen waaw mais c'est comme ça c'est la pyramide sanitaire dafa am faju dafa am fu mu jëkkee nit ki bu feebaree xam nga bu dee dans les villages yi am na la case de santé après c'est le poste de santé après c'est le centre de santé après c'est l'hôpital normalement noonu la war a tëree donc ñun bu ñu recevoir fii cas boo xam ne ñun seet nañu ba xam ne dépassé na suñu kii dañ koy orienté dañ koy bindal kayit ne la demal Philippe Senghor parce que Philippe Senghor mooy le centre de santé poste de santé yëpp foofu la ñu war a référé malade bu ñu am te kii wuñu ko dañ koy référé Philippe Senghor donc c'est comme ça Philippe Senghor itamit bu amee cas boo xam ne mënu ko jël en charge daf koy orienté à l'hôpital c'est comme ça mais souvent est-ce que doo leen di am problème yéen privé bi ak public bi pour seen malade mën a jógee fii non amul benn problème amul benn problème foofu c'est la santé c'est la santé amul parce que c'est un cabinet bu moom a envoyé malade duma ko jël non loolu amu ci non ba tax na amis téléspectateurs de la télévision Yoff TV ñun ñoo ko déggandoo li madame Ndiaye wax leer na trop ci biir nopp leer na trop ci dégg-dégg mais xam naa nag luy comment dirais-je li duuf si nag bi yëpp xajut si cin bi dañ ko fi yemale rek ba beneen yoon ci beneen numéro bi nga xam ne dinañ si ànd ak madame Ndiaye fi ay fan yu néew yaay booy dañ lay bàyyi nga tàggoo askan wi sa votre mot de fin li nga xam ne yaa ngi koy tàggoo askan wi. waaw di leen gërëm yéen ñi ñëw fii tax ba nit ñi gën a xam feebaru grippe daal moom la ñu doon waxtaane xëy na ñëpp xam nañu nit ñi daal xam ne war nañu xam sax lan mooy grippe waaw parce que c'est pas la première fois c'est pas année yëpp at yi yëpp chaque année day am surtout dafay gën a bari daal si mois yi ma lim sànq mais dina am itamit ci biir at yi ci biir at mi dafay am te en plus moo gën a sonal nit ñi ba léegi sax moom lañ gën a ragal ci corona ba léegi parce que am na ku ma woo sànq mu ne ma moom ci àll bi la nekk mais moom dafa ne grippe bu mu gis temps yi foofu daal mosul am foofu tellement que dafa bari tellement que te actuellement nii tey jii rek la ma ko doon wi kii donc grippe bi dafay sonnal nit ñi période bi moom dafay sonnal nit ñi raison pour laquelle ku feebar rek demal faju di parce que boo fajuwulee da ngay wàll ñeneen yi xam nga am na feebar yoo xam ne nit ku bu demulee faju rek day wàll ñeneen yëpp loolu dafa am ci ay feebar yu bari donc grippe ci la bokk ku feebar grippe daal demal faju ji pour nga bañ a wàll ñeneen yi parce que da ngay gis koo xam ne day ñëw consultation indi malade le lendemain moom si boppam sax moom mooy fa feebar ba ñëw fii du mun dara fekk kali wàll na ko donc maa ngi leen di gërëm di leen sant tax na xëy na nit ñi jéem a xam gën a xam xëy na sama xam-xam bu tuuti daal expliqué naa ci li nga xam ne moom laa si gën a jàpp di gërëm waa TV Yoff TV merci beaucoup merci beaucoup yaay booy ñu koy ñaanal rek yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam yàlla mooy ko gudd fan lool ak wér-gu-yaram yàlla gën a dëgëral xam-xam bi parce que ñun soxla nañ ko fi askan wi soxla nañ ko fi te mu ngi jàppale askanu Yoff di jàppale aussi bépp malade boo xamante ñëw na fi wax nañ ko sànq si biir wax bu dul li nga xamante nit ki am na ko sax souvent day def ci social te defe nañ ci social bi mu ëpp doole te xam nañ ne que ne loolu baaxul ci cabinet privé
te n'empêche loolu yëpp moom mi ngi def li nga xamante ne mu ngi ko war mi ngi def loo xamante ne war na ko ci ay patient mi ngi def loo xam ne diggante ma boromam di jàppale askan wi ba tax na mbokk yi tey lii lañ leen andiloon seen émission seen wér-gu-yaram di remercier encore une fois suñ caméraman Ndione Laye caméraman yi comment dirais-je jinne caméraman di koy remercier bu baax a baax moom amul benn morom ci caméraman yi di remercier encore une fois suñu parents yi di leen di ñaanal yàlla na fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam suñu wayjur bu góor Serigne Bokar Dia ak suñu wayjur bu jigéen maman Oly Sarr di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla yokk jàmm lool grippe bi yàlla na dem ba nga xamante ne dootu sonalati kenn corona bi nga xamante ne temps itam moom moo lëmbi encore adduna bi yëpp laay wax yàlla nañ dem ba nga xamante ne kenn dootul waxati si lu mel noonu di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi yàlla yokk jàmm ñu jox leen rendez-vous à très bientôt incha allah un autre numéro autant pour moi de votre émission seen wér-gu-yaram merci beaucoup